defaraatub marché Gueule Tapée ba féete ca Médina pëccëxoo bu tax moo fa am jamono jilee kii di délégué marché bile marchand yi ak mairie bi seenib kàddu wute lool jëmale ci ëllëgu marché bi Mbaye Ndiaye di délégué bile marché di indi ay leeral ci bile mbir. marché Gueule Tapée dafa am benn partie bu ñuy wax A am beneen partie bu ñuy wax B am beneen partie bu ñuy wax C partie C boobu nag mooy yàqu boo des ko ñëw fii ni dafay tëj marché bi mën na ko benn partie moo yàqu muy partie C depuis 2016 le 5/10 mois 2016 la partie boobu yàqu woon ba ñu recensé woon ba xam ñaata cantine moo fa yàqu ñu xool ko mu nekk 142 places ngi ci kanam bi ma tiim ñooñu nga xay ñoo fa nekk identifié nañ leen woo nañu leen kenn par kenn ba ñoom ñëpp ñu ñëw ba ñu ne dañoo bëgg ñu defaraat place ba ñu d'accord ci ak maire bi mais mu des naka lañ koy defaraatee man tant que président comité sur marché dañoo wax ne bu njëkk kenn ku nekk da ngay fay 10 millions pour jot sa place man tant que président ak sama secrétaire général ak sama trésorier ñu xeex ni loolu du mës a am ndax kenn ku ne yaa moom sa place yaa ko jëndoon démb ak bëkk démb ba moom ko nga ba see kéet kon kenn du la ko jaay 10 millions ñu daal ñu def ñu ubbi ay négociation ñun ak maire bi ak promoteur bi yàlla dafa ñu waxtaan ñun président noo ko bëggee man leen képp ku fi amoon cantine muy partie C ñu war koo defaraat li may d'accord mooy nañ ko toj defaraat ko joxaat la ko gratuitement du wax bi 1 franc ba ñu d'accord ni kon képp ku fa amoon place danañu ko tabax delloo la ko doo fay dara ba ñoom ñëpp ñu signé loolu ñaata nañ leen woo fi wax leen da ngeen a jóg ñu ne bëgguñu fii bëgguñu faa dañoo yàgg bañ fi leen ne woo ba tey wax leen ay négociation wuyuwuñu ñu may leen nag nañ bàyyi ñi nga xam ñooy locataire wax ak ñi nga xam ñoom moom cantine ñoom moom kan ñoom d'accord nañu ñi moom cantine moom d'accord nañ pour ñu defaat ko seen kan joxaat ko gratuitement amuñ sax lu ñu xalaat ku la wax ne la d'accordu moom nekkoon ma sa kër place bu ko ne yaa moom sa place du la ko won ñoom ñëpp ay locataire lañu ñoom def nañ délégation ñëw seet fi ni ma président yow bëgg nga assuré nu bu ñu génnee fii dem ca ko canal bi ñu paree daa ñu duggaat suñuy place mais ko non loolu mën ma ko assuré ndax ku nekk bañ lay luyee tàgguwuloo ma woon dangaa wax a borom kant bi ci njëkk tra bi ngeen jubóo ci ay kàddu mu luyee la place am kon boo demee ba fayatuloo ko bu la fa génnee du ma la ko mën a assuré. kàddug Mbaye Ndiaye nag wuute lool ak lii marchand ambulant yu wax. non bâtiment bi d'accord ne am nañ côté bu yàqu mais du ni lépp marché bi lépp moo yàqu ñoom dañoo profité ci li yàqu bëgg a raser marché bi pour seen intérêt bopp. marché bi dañoo waxoon ne ñun bugg bañuñ ko defar mais nañ ko defar étape par étape marché bi miir yi dara jotu ko mais dal yi ñoo am problème te yëpp du yëpp rek dañ noon nañ ko defar par étape ñu defaral ñu dal yi ñoom buñ bëggee defar ñu defar ñun bañu ku ñu defaral mais niñ ko bëgg a defaree moo ñu arrangé wul. waaw liñ yéen dugg ngeen ci biir gis ngeen li nga xam ne ni moo yàqu du marché bi tout moo yàqu mais ñoom dañ ci bëgg a profité raser marché bi defaraat seen affaire ñu bëgg a indi arrangé wuñu xam nga cantine fer yi ak fii ni mu tàngee ak bu nawet bi ñëwee ak sécurité bi mooy canal bi amatul garantie ñaareel bi tegu ci fii bu tawee ndox bi day yéeg ci kaw canal bi day fees del bu tawee ndox mi day yéeg ba nga xamante ni yow da ngay xuus ay ndox ci kaw canal bi ñoom dañoo profité ne ñun ñuy wax ci biir marché bi amuñu fi place mais man sama place maa ko moomal sama bopp ak keneen waaw marché bi du na ñëpp ñoo loué am na ñu loué am na ñoo xam ne loué wuñu ñu ne marché bi bëgguñ ko toj bañuñ ko defar mais bu ñu ko raser waaw nañ jël étape par étape ñu dalee marché bi commerçant yi fu ñu war a defar rek bu ñun bañu ñu génn ñu daleewaat cantine yi foofu dugg ñu dugg ñeneen génn ñu defar ko ba marché bi te loolu lañ doon xeex ñun ñëpp mais suñu délégué moo dem wax ak ñoom loo xam ne ñun waxloowuñu ko te man booy bootee ay nit nga xam ne nii yaa leen jaboote da nga leen war di wax ak ñoom di leen informer mais lu ñuy dégg rek ci Mbaye Ndiaye ci télévision yi lañ ko déggee xam nga c'est pas normal te ñun ñoo ko fi teg waa mairie teguñ ko fi mais intérêt mairie lay dox ñun suñu intérêt yoonam nekkut
ba léegi waxuñu ci dara gis nañ daal ñuy defar seen i cantine waaye ba léegi waxuñu ci dara xamuñ ci nu mu demee waaw ñun daal gis nañ ñu ngi defee xamuñ dañuy fay xamuñ dañuy fi li ñu gëmloo daal mooy bu ngeen génnee dañuy defar marché bi jox leen ni seen i caabi te du ngeen fay dara loolu amul fenn. coow li mooy dañ ñoo bëgg a noot te noot bi la ñuy bañ mënuñu ñu jëlee suñu biir marché di ñu yóbbu fu gën a bon biir marché fii moo gën a bon biir marché gis ngeen ko ni mu mel ñoom dañoo toogoon ak ñun carrément ne ñu ñëw leen ñu defar marché bi ñu ne leen bala ngeen di defar marché bi da ngeen di toog ak ñun wax ak ñun ci nan lañ koy defaree ak condition bu ñuy jógee ak fan la ñuy dem ñoom nanguwuñ ko def dañoo def lu leen neex muy Ousmane Ndoye muy suñu délégué bi nekk ci marché bi muy Mbaye Ndiaye dañoo def lu leen neex yëgowuñu waxtaanuñ sax ak ñun dañ ñu woowul ci télé yi la ñuy toog ci rajo yi la ñuy toog di wax naan waa marché Gueule Tapée d'accord nañu signé nañ amul benn commerçant bu fi signé wala propriétaire cantine bu fi signé amu fi. ña féete ci mairie Gueule Tapée Fass Colobane ñoom taxaw nañ temm ngir daaneel marché Gueule Tapée bile ni ko protection civile bi santaane. li xew lan la partie C bu marché Gueule Tapée mooy daanu du ñun ñoo taxaw ni dafay daanu waa protection civile ñoo def seen ñoo dem protection civile état la képp ku tabax baaxul ñoom xam nañ ko dañ koy tojlu ñoom ak Descos loolu lañ mooy seen liggéey ñu ñëw def seen rapport ni nañu tëj marché bi marché baa ngay daanu ci kaw nit ñi. En plus de ça man en tant que adjoint au maire premier adjoint au maire jël naa 2 personnes yoo xam ni bâtiment bi dal na seen kaw yóbbu leen hôpital principal kenn def ko maa ko def dafa daanu seen kaw ñu woo ma dem jël évacuer leen yóbbu leen hôpital waa léegi dañuy xaar ba bâtiment bi daanu ku nekk ñëw naan si gindigaale duñ ko def dañu jël suñu responsabilité luñ ci góobee nag gar ko ñun état lañu démembrement état lañu. suñu gisee loo xam ni coono la nar a indil askan bi dañ siy jug parce que marché ba du ñëpp ña fay jaay rek fa dëkk ñoo fa nekk déet am na ñoo xam ni dañuy jóge seen kër dem si marché fi jënd wala ñu jaay ñu dem di fi jëndi mais ñooñu su leen fa musiba dalee kan mooy jël responsabilité bi c'est la mairie du locataire bay jaay sa marché bi du ko ne sa marché bi di et puis nit ñi ñu comprendre aussi ñoom marché bi moomuñu ko équipement marchand la mairie moo ko moom population moo ko moom donc ñun population bi lañ fi nekkal loolu rek la du leneen cantine yi ñu wax nag ci kaw canal bi AGEROUTE moo ñu jox autorisation pour ñu teg cantine yi foofu AGEROUTE moo joxe autorisation pour ñu teg cantine yi foofu te ñoom xanaa dañu fàtte ni bi leen Khalifa Sall di defal tablier yi di leen ko may ci kaw cantine ba lañ nekkoon xanaa tey dañ ko fàtte ñun fàttewuñu ko ñun ñoo ko doon def en tant que division des halles et marchés de la ville de Dakar. danger bi du ñoom ñoo koy wax danger bi du dara lu dul bëgguñu ñu tabax marché bi alibi la rek alibi la kese cantine yi ne ci réew mi gis ngeen ko fer la du jamaa fer la ku fi jël cantine di ko def ci kaw tali bi walla nga teg ko sa buntu kër fer nga jël utiliser woo leneen. ñun dañ ko utiliser pour un temps pour ñu may leen permettre leen pour ñu liggéey te loolu sax mënoon nañu ci bañ a fekk dañu baax donc utal leen des cantines pour recaser leen pour ñu mën a daan seen doole. dañ leen ko abal amul lu ñuy fay déjà ñoom bañ leen ne dañuy évacuer marché bi ba léegi fayuñu kenn dërëm joxuñu mairie bi xaalis joxuñu propriétaire u cantine ya fayuñu leen waxuñu leen loolu de. nañ leen ko wax looluy dëgg te fii ñeen nar a dugal it fayuñu fa dara parce que tamit ñun social la ñuy def mairie sociale la jàppale nit ak nit la mais nag buñ ñu pousser à ce que di wax loo xam ni amul nit day wax dëgg. état mën na la jox sommation ni la 48 heures la waaye su ñëw du la tàggu ñun bi ñuy ñëw nag duñ ko wax journaliste yi dañuy xëy rek def li ñuy def incha allah.